Massamba Sène la bokk ci comité bi dëkk Ndomor mais depuis bi Aquatech ñëwee boobaak léegi commune bi moom fépp kenn amatul ndox man sama kër je prends l'exemple sûrement boo demoon tey Ndomor depuis 2 ans ngi nii sama robinet ubbiwul. Aquatech man ni ma jàppe dafay ñëw pour wut xaalis ñëwul pour jàppale askan wi ki nga xam ne da nga toog ak moom mun la sama yoon nekkul ci extension man naa ñëw def ay facture réseau bi ndax baax na réseau bi baaxul man loolu sama yoon nekku ci kooku dafay ñëw dafay nax état te xam nga état man ci état laay liggéey état day fay après service effectué ban service laa sekk ak Aquatech mu jox ma ndox mais bu ma joxul ndox nañ lañ may woowee naan ma fayal ndox di lancer appel les chefs de village yi nga xamante ni duñ ci bañ dara Aquatech a ngi ànd ak ñoom xam nga neexal lañ leen jox xam nga leen luñ leen jox ba ñuy wër ci population bi naan fay leen duñu fay tey duñu fay ëllëg comité bi ñu fi samp nag comité bi ñu fi samp dinañu fexe dugg ci population bi waxtaan ak ñoom gérer suñu bopp forage bi def suñuy facture nit ñi fay ñu jox leen ndox parce que bala ngaa laaj nit ki da nga koy defal benn service ba pare Aquatech service jox ñu ndox la joxuñu ndox man sama kër 50 000 francs lañ ma indil facture ma koy wax ñu ne ma non air bi la man Aquatech jaayuma air ndox la may jaay bu ma doon jënd air ca yàlla laa koy jënd te dama ko may gratuitement ma ko ci sant dama ko jënd ci Aquatech voilà. man El Hadj Malick Mbengue laa tudd dëkk Taïba Ndiaye nekk doyen su ma leen ko di wax mooy 81 dañu amal forage bi comité de gestion yi ko yoroon jaar fi di ko gérer correctement mosuñu am benn jafe-jafe ak ñoom tey maa ngi dégg ñuy wax dañu amee Sénélec 60 millions 110 millions loolu mosu fee am ci ñun. géré nañu ko ba ni ma am si musuñu am problème ak Sénélec kon tey suñu demee ba ñu naan Sénélec Aquatech da koo ameel 60 millions loolu day wane ni Aquatech cuune la ca li ko fi andi mooy defar suñu commune taxu ko fee andi yàq moo ko fi taxan andi léegi nag li xale yi wax ngeen wax li ñun mag ñi li ñu xale yi wax lañ wax ma ni maa fi représenté mag ñi combat bi ba mu commencé ba léegi maa nga ca musuma deltu ginnaaw te du ma deltu ginnaaw incha allah léegi si nii xale yi formé nañu comité de gestion bis ni ki tey dañu fas yéeneen nangu suñu ndox loolu la ñu bëgg dootuñu fi nekk léegi di maslaa mani kon seen ndox mi ku leen ko jox ngeen gérer dañ kuñ ko jox gérer ko suñu bopp ndax am nañu ay xale yu set am nañu ay xale mani déglu leen am nañu ay xale yu am xam-xam yu set loxo mën nañu gérer suñu ndox moo tax ñu bëgg ko jël ci seen i loxo delloowaat ko ca fa mu nekkoon ñoo ngi interpellé nag ndax dégg naa chef de village yi ñoo ngi wër ci biir dëkk bi di wax nañ fay facture ndox yi ndax dañoo waxan boycott kenn fayul actuellement ñi fayul li tax mu woote li tax ma dégg chef de village di woote mooy ñi fayul moo ëpp fuuf ñi fay. maa ngi tudd Ndeye Khady Dieng nekkal fi jigéenu commune bi yëpp nag ànd ak xale yi ci xeex bi nii xeex ndax li ñuy dund metti na benn boo tegoon sa paan di root tey bala ngaa am ndox da ngay teg ban toog di ko xaar kon Aquatech si liggéey mënuñu koo gis ñaareel bi facture bi boo daan fay benn ñette na kon yaakaar naa ni sunu njaboot gi dinañ leen soutenir sunu borom kër yi ndax ñoom la ñu am rankoo ñi baadoo la mënta siim cerey buur nan ko wax te dee ut xaalis rek la ñuy def ci suñu kaw ñun amuñu xaalis bu ñuy joxe ba ñu nekkee Taïba Ndiaye ba léegi ñu ngi fay suñuy facture musuñoo am problème kenn musu fee dégg problème ñàkk a fay facture ba ñu ñëw fay facture yi tey lañ ko gën a mën a fay waaye nag à condition que ñu am ndox mu baax Aquatech dem yoonam bàyyeewaat ak suñu forage ni mu meloon ndax boobu kat ñi ñuy sikkal ak a xasal bañ fi nekk amuñu woon problème ñu ngi doon am ndox mu sell de am ndox ni mu ware te facture yi seerul woon waaye imaginer tey nga yor sa doom mu am parcelle am war a dem liggéey ko ñu ne ko bala ngaa xëcc ndox da ngaa fay ñaar fukki junni te junni nga daan joxe ñaar fukki junni yooyu kay xanaa wax dëgg yàlla mat na tonne ciment ba xëcc na yéegal na benn néeg kon buñ ñu sonal nañu xool li ñuy dund ah dafa am loo nga xam ne dafa metti bu ñu toog fi ñu toog rek yaakaar ne askan wi li ñuy dund dafa neex metti na ku man di doon rek xamal ni metti na parce que loo nga xamante ni si da ngaa ñëw rek teg sa ay argument boo rek ne bu ñu ko fayul xoolal luñ ci bañuñu ko bu boobaa nag bala ñoo yóbbu benn xale maire yee jiitu. François Bali, directeur général de Aquatech Sénégal. Voilà, merci beaucoup maa leen di remercier ci seen tànk yi ngeen fi indi tey pour jël suñu position par rapport ak situation Taïba Ndiaye donc dina remercier bu baax a baax Taïba Ndiaye ñu ngi ko réintégré à peu près il y a plus d'1 an maintenant c'était du temps de président Alelo donc Taïba Ndiaye tey jii soo xoolee forage la boo xamante ni mi ngi dox H24 donc amul waxtu boo xamante ni dafay taxaw ñun bu ñu koy jël au mois d' avril 2021
Taïba Ndiaye ñu ngi woon à peu près à 33 mètres cubes heure si beneen bi 47 si beneen bi ñaari forage ñoo fa nekk ñaari forage yëpp instant bi ñu ngi à plus de 47 mètres cubes heure ce qui veut dire que yokk nañ production bi donc tey jii du ma wax ni ndox bi doy na Taïba Ndiaye mais suñu waral def nañ ko puisque yokk nañ production bi d'autant plus que man sama bopp jot nañu changer ñaari yoon ba ñetti yoon pompe bu nekk foofu pour rek yokk production bi léegi nag par rapport ak askan bi lu muy màgg ak dëkk bi lu muy màgg tamit bon peut-être que ñaari forage yi doyatul su doyatul donc ñetteel forage moom la ñu war a am ñetteel forage bi nag état du Sénégal mi ngi siy dox pour mën a ñëw yokk dolli production bu fa nekk donc ñu ngi wax population Taïba Ndiaye yi ñu dalal seen xel ñu ngi dox jéego yi ak maire actuel l'ancien maire tamit ñu ngi doon dox ak moom jéego yi ak directeur général OFOR pour ñu mën a ñëw Taïba Ndiaye defal leen seen troisième forage d'autant plus que site bi xam nañ ko ba pare fan lañ ko war a defee donc loolu du problème bi ñu leen di masawoo di leen ñaan ñu may ñu tuuti rek ba état du Sénégal mën a ñoo def troisième forage bi au niveau de Taïba Ndiaye. facture yi nag nee nañ cher nañu waaye yow sànq yaa ngi naan du yéen yéen a koy fixé sax parce que yéen da ngeen di liggéey ak nguuru Sénégal. waaw donc loolu moom lu may sawar la question bi ñëw la tout le temps prix ndox Aquatech définiru ko nguuru Sénégal moo ko définir te su ko définiree lu mu valable Thiès Diourbel la valable si yeneen région au Sénégal bi yëpp donc Aquatech fixé wul prix wu ndox Aquatech joxe ndox la am defal la sa relève facturé la par rapport ak prix wu mètre cube bi boo xam état du Sénégal moo ko fixé donc loolu moom duma sori si loolu léegi par rapport ak abonnement bi ñuy wax 109000 la ñuy fay dafa cher si dégg-dégg mën na nuroo lu cohérent wante ñu ngi leen di fàttali ni mooy 109000 yi c'est un prix global donc abonné bi du am leneen lu muy def moom day joxe 109000 am Aquatech indil ko ndox ba biir këram donc ñooy joxe compteur bi ñooy jënd matériel bi ñooy fay gaskat bi ñoo koy suulaat suñu paree indil ko réseau boo xam te ni c'est conforme par rapport ak lu indi ndox dëppoo lu mu laaj donc c'est conforme soo xoolee yenn malfaçon yi loolu moo ko indi parce que avant abonné bi da doon dem jënd compteur si quincaillerie bi 2500 wala 5000 compteur boobu au bout d'un mois dafay taxaw parce que dafay sol ndox nekkul benn norme soo xoolee sax léegi ministère génn nañ benn arrêté boo xamante ni dafay tere loolu pour ñu harmoniser affaire bi compteur bu baax soo ko xoolee c'est à peu près 20 000 26 000 francs te beneen matériel bi ñëwagul donc loolu moo tax vraiment loo xamante ni bon nit ñi mën nañ jàpp soo nee 100 000 day xaw bari si nit ñi. souci de qualité ngeen am daal. voilà souci qualité la ñu am de deux aussi il faut que ñu harmoniser affaire yi te tag prix boobu tamit ça ne tombe pas du ciel. dañ ko càmbar calculer ko def coût de revient bi lan la ñuy dikkee wax naa ne compteur kese 26 000 lay jar compteur de qualité. sans compter maintenant tuyau diamètre DR63 ñëpp xam nañ ni 6 mètres ñuy jar c'est du 11 000 francs. donc soo ko xoolee sur 20 mètres c'est compliqué donc prix de revient bi. loolu lay dikkee. waaw sa mot de la fin par rapport à cette relation askan wi. waaw suñu relation ak askan wi daf may neex ma fàttali ñun société de service lañ suñu société de service lañ ak lu mu mënta demee on est là à la disposition des populations pour dab seen bànneex et puis yombalal leen mbirum ndox bi wante nag loolu su amee ba pare ñu ngi ñaan tamit suñu clients yi ñu mën a fay si jàmm ak salaam parce que nag Taïba Ndiaye toog nañ lu yàgg boo xamante ni situation bi tendu na te instant bi impayés yi moom commencé na yéeg boo xamante ni xaw nañu jaaxal tuuti donc ñu leen di ñaan ñoom it suñu bëggee service de qualité mu bañ a am benn interruption vraiment ñu leen di woo ñu mën a delluwaat ci fay bi et puis fermé wu ñu collectif bu fa nekk jot nañu waxtaan ak ñoom et defal nañ leen ay proposition mën nañ ñëw ñu rencontrer waat ak sous-préfet ak le maire su leen neexee sax ñu teg benn comité de suivi ñu xool ndax jorinu ndoxu Taïba Ndiaye bi mi ngi am par rapport ak ñoom lu ñuy xaar et puis parce que dara xewul xëy rek sotti peut-être que ñun aussi am nañ foo xamante ne war nañ mën a parfaire donc on est ouvert te tëjuñu suñu buntu kenn. jërë ngeen jëf. Merci.